bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokki jullit yi mbokku taalibe yi mbokki ñi ñu teewlu ci al madrasatul xadimiya TV ñu ñëwaat rek indaat quelques compléments comme ni ñu leen ko digge woon ci tàmbali école Bagdad bi te mooy dinañ indi ay figures yi nga xam ne marqué nañ école Bagdad boobu ñu tànn ci ki nga xam ni moom lañ naan al-Kawarizmi mooy Muhammad ibn Musa al-Kawarizmi ak ki nga xam ni moom lañ naan ibn al-Hayzam al-Kawarizmi moom ci wàllu mathématique ci lañ koy aborder ki nga xam ni mooy ibn al-Hayzam nag ci wàllu optique ak astronomie incha allah comme seeni morom philosophie ñoom tamit tàmbaliwuñu ci neen dañoo am ay sukkandikaay ni ki philosophie te sukkandikaay yi ci njëkk mooy héritage grec bi nga xam ni mooy boroom xam-xam yi grec yi lañ indi woon du ma wax ne boroom xam-xam yi grec yi mooy la grande Grèce mooy le monde qui était hellénisé depuis le IIIe siècle avant notre ère ñaareelu point de départ bi mooy Farsi yi mooy Perse foofu it am nañ fa ay delluwaay maanaam ay sources ci wàllu mathématique ak ci wàllu astronomie ginnaaw gi ci lañ am yeneeni sources ci sanskrit mooy Inde après ñu am ko ci syriaque mooy Souriane mooy Byzance donc on avait la Grèce l'ancienne Perse le sanskrit et le syriaque li am solo fii du bëri waayu delluwaay yi waaye mooy pour la première fois ci taarix ñu am ay delluwaay yu bari ci làkk yu wuute ak ay civilisation yu wuute ñu boole leen tarjumaan leen traduire leen en arabe ci benn jamono waaye grouper leen ci benn làkk ci benn bibliothèque. Tous ces sources vont être maintenant étudiées et lues en arabe mën nañ wax ni première bibliothèque internationale fii la juddoo au sens du monde de l'époque waaye nag ci biir téere yi am nañ ay xët ay chapitres ay fànn yoo xam ni ci wàllu mathématique ak astronomie ak philosophie sax yi nga xam ni amul benn rapport ak civilisation grecque wala yeneen civilisation yi nga xam ni moo xam perse la wala byzance muy syriaque wala sanskrit muy inde comme lu ni mel notation nombre yi nga xam ni xam nañ ni du origine grecque mooy chiffre arabe yi nga xam ne moo tàmbalee de 0 à 9 dara ba juróom-ñeent ñu leen di wooye chiffre arabe kon loolu firnde ni arabe yi ñoo ko sos xam ni dañuy permettre ñu mën a bind n'importe quel nombre ak simplicité bu jàppandi arabe yi ñoo ko xamal tubaab yi te laata boobu jaar na ci Inde yi ñu xaw ko améliorer amoon na sax yeneeni système numéraire comme sumérien yi ak chiffre romain yi waaye ambiguïté bi nga xam ni chiffre yooyu am na ko tax na ba attraction mathématique du ko man par exemple 14 ci chiffre romain mën nañ ko bindee ñetti façon maanaam mën nañ ko bindee ñetti façon bi ci njëkk mooy x I V x day taxawaayu fukk I day taxawaayu benn V day taxawaayu juróom waaye I bi saa bu jiitoo V bi du doon juróom benn waaye juróom yu manqué benn lay doon kon foofu 14 am nga fa 14 wala mën nañ ko bindee x day taxawaayu fukk ak ñeenti I comme que I benn lay taxawee kon doo ci amee ñeent
ñeent lay doon kon fukk ak ñeent 14 ñëwaat na. wala nga bindee ko v waxoon naa ne 5 lay taxawee juróom ak beneen v mooy taxawee juróom kon ñaari juróom fukk lay doon kon am nga fukk ak ñeenti i te i bu ne benn lay taxawee kon muy fukk ak ñeent kon mën nañ ko bindee x i v wala x ak ñeenti i wala v ak v muy ñaari v ak ñeenti i yooyu yëpp di firi 14 du ko defee pour les grands nombres calcul bi day mujj doon lu xam ni lu jafee lijjanti lay doon maanaam lu xam ni sax kenn du ko mën a expliquer waaye numération bi nga xam ne mooy indo-arabe avantage bi mu am mooy da ngay xam ni lii mooy unité bi lii mooy dizaine bi lii mooy centaine bi lii mooy millier bi ainsi de suite selon la position du chiffre dans le nombre ci ngay xamee bu ne lan nga koy liiree zéro nag doo ko ci gisee ci biir nombre bi xamal ni foofu dara amu fa maanaam silence la wala vide la comme ni ko indi yi daan woowee ci làkku sanskrit mooy suuñaan vide arabe yi naan ko chiffre baat bi di dox ba Europe baat bi di dox ba ci Europe ci chiffre chiffra chiffero zéro zéro maanaam lii ci arabe yi la jóge lu xam ni amul benn rapport ak li nga xam ni mooy monde helléniste bi ak monde perse bi ki nga xam ni nag mooy Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi moom ñi nga xam ni dañoo révolutionné mathématique ci la bokk ki nga xam ni tamit mooy Ibn al-Haytham moom tamit dafa révolutionné li nga xam ni mooy optique waaye tamit dafa révolutionné li nga xam ni mooy astronomie ngir avant moom ñi ñëwoon ñëpp dañ doon commentaire Ptolémée waaye moom ba mu ñëwee la critiquer Ptolémée corriger ko waaye tamit ba Copernic keneen ku ñëwaat da nga tabax ci kaw base bi nga xam ni moom la taxaw incha allah ñaari figure yooyu moom lañ leen bëgg a indil mooy Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi mi nga xam ni baatu algèbre ak baatu algorithme ci moom la jóge ak ki nga xam ne mooy Ibn al-Haytham ci wàllu optique ak astronomie kon incha allah sunu prochain numéro ñooñ lañ leen indil asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.